ziar mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey si dañ déplacé waa ñëw ba fii ci Fass Mbao plus précisément ñoo ngi école de lutte Les Tigres ñëw seet si un revenant un gars boo xam ne il a beaucoup fait dans la lutte mbër boo xam ne dafa def lu bari ci làmb def lu bari ci ba muy mbapat nekk un gosse boo xam ne ay rakam dañ ko daan suivre de près bokk na ci li waral ñuy bëree tey moom nag dafa déplacé woon génn réew mi dem tukki bokk na ci li waral tey bañ yëgee ne mi ngi fi ñu ne il faudra ñu déplacer wu ñëw séq ak moom waxtaan parce qu'on ne sait jamais c'est un gars qui a beaucoup fait dans la lutte ki ma ñëw seet si tey mu ngi yow tudd Lamine Baye gars yi gën ko xam ci Zolion pensionnaire de l'école de Les Tigres bëri na fi ak ay kayit bëri na ak ay mbër yoo xam ne Sénégal gépp xam nañ leen combat am ak infrarouge on l'oubliera jamais au stade Iba Mar Diop combat yi mu bëree mbapat dafa daan mel ni ay combat arène bokk na ci li waral tey ñu déplacé wu fas yéene séq ak moom waxtaan Zolion Lamine Baye école de Les Tigres mooy sama invité tey mbër mi maa lay ziar. maa lay ziar seen naa. ci loolu. sant yàlla. naka yi. sant bu wér ñu ngi sant bu wér. waaw kon mbokk internet yi dama naan ki ngeen di seetaan moom mooy Lamine Baye alias Zolion bu école Les Tigres avant tout lan ngay nuyoo dèjà mbokk internet yi lay seetaan. waaw avant tout maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu amateuru làmb yëpp. waaye maa ngi dégg nga ne mbër bi maa lay nuyu Zolion mais nekkatul mbër léegi léegi moom ñoo ngi fii comme ñoo ngi suivre suñu rakk yi suñu frères yi ñëpp xama ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir di continuer làmb ñoo ngi leen di suivre di leen continuer mission. waaw di continuer mission bi parce que comme déjà suñu activité la woon nekkoon lu ñu bëggoon lu ñu daan dund actuellement dundatuñu ko mais bon dinañ ci jàpp bu baax a baax si côté suñu frères yi suñu rakk yeeg yooyu quoi waaw dama ne mbër ancien mbër mais attention li nga fi def du fi jóge def nga fi loo xam ne gars yi buñ ko xamul man ku la xamul na ma laaj. waaw dëgg la xam nga moom affaire yi moom bon biñ ci dugg ñun dañ cee duggoon foo départ bi comprendre ñu woon sax dañ doon dem noonu rek di tërërër yi dem mbapat yi bëre ji bëri suñu koñ bëri koñu jàmbur xam nga bëri ay mbër yoo xamante ne ñu ngi ci arène bi di bëre ba léegi nekk ay champion yoo xamante ni sax daanaka ñoom la ñuy supporter léegi voilà ay mbër lañ ñun ñoo ngi leen di supporter actuellement te bëri woon nañ mbapat affaire yooyu. foo la woon ba mujj doon. waaw foo la woon ba mujj doon dëgg après nag bon yàlla moom lu mu tudd ci doomu aadama bi rek bon yàlla dogal ne. làmb du sama yoon damay tukki après ma tukki bàyyi làmb quoi. ay responsabilité ñoo taxaw. ay responsabilité ñoo taxaw. doom du góor nekk ci gàlle pa bi commencé jëm mag ay responsabilité taxaw nga ne làmb ji foog ma tege ko ne ma dem tukki ji uti lu ma terale samay waajur ji day leer. waaw noonu la làmb moo sooxee sax moo waral loolu sinon dañ doon toog continuer parce que ay mbër ñoo nekk si làmb ji yoo xamante ne daaxuñu li ñuy def gënuñuy ñeme li ñuy def. mbër nag mën nga bëree teel a dugg si làmb teel a am tolof teel a rectifié waat teguwaat si bon ñun dañ koo bëggoon trop jaraloon nañu lu nekk ñu sacrifié wu pour nekk mbër mais xam nga nekk mbër moom dafa am lu mu àndal làmb dafa metti trop léegi nag comme xaw na sooxe après ñu bàyyi ko dem tukki xam nga waaw noonu la dégg ko. lan moo la boole ak bëre sa histoire ak làmb fa la tàmbali. sama histoire ak làmb nag man musuma foowee làmb ñoom Ousmane ñoo doon bëre fii ñoom Pape Gueye. maa ngi dajeeg moom léegi fee ci côté salle musculation bi. waaw ku doyoon waar. luñ doon laaj ci mbër mi ngi woon ci mbër moom. waaye ku doyoon waar ndax dama lay wax ne Ousmane man maa ko mag mais man dama ko doon supporter. bon li ma dugal si làmb nag benn combat moom moo doon bëre di bëre gaa yoo xam dañu bëri histoire. non du Papa Dia mu ñëw woosi ma moom Ousmane moo ñëw ba suñu kër ne ma dama am combat te ñi may bëreel dañu bëri histoire coow li expliqué ma il faut gars yi ñëw jàpp si ma ñëw nag en tant que supporter pour jàppale ko dugg si biir xam nga bokk ma sax si ñuy bàkku dama taxawoon noonu rek pour maanaam comme ñooñ duñu bëri histoire te làmb ndeysaan jamono boobu dafa bëri woon histoire waaw léegi sax làmb calme na léegi sedd na parce que gisatoo ci benn mbedd ñu baas fa gars yi naan ñu ngi fay bëre léegi parce que xeex yi ñoo ko yàq ak léegi affaire yooyu loolu moom ma yóbbu woon ma ñëw virus bi ma xool affaire bi neex na
le lendemain ma commencé ñoom bu ñuy entraîner ma ñëw dekk fa di entraîner affaire yooyu quoi. noonu la commencé. noonu la commencé. mais c'est la ngéwël. waaw c'est la ngéwël. c'est la ngéwël la. moi tamit quoi qu'on puisse dire la ngéwël dañu am cër ci làmb. dëgg la. parce que làmb mbër dafa war a mën a bëre am fit ñu entraînement mën a bëre mais mbër dafa war a dégg galañ mën a fecc te bu ñu ne galañ kan moo ko moom. ngéwél waaw waaw ngéwél moo ko moom xam nga comme li ma la wax rek damay revenir à tout si sama dugg si làmb dama toogoon benn jour si tali bi ñoom ñuy dem mbapat buntu kër mbapat bu Amadou Camara tëggoon bi ñuy dem noonu ma ànd ak ñoom ñëw ñoom ñu ngeem bu bindu ñu ne da ngay joxe 100 francs pour bëre man tamit ma joxe bi ma joxee 100 francs ñuy bëre fekk dama leen gunge woon man tamit ma bindu di bëre ba qualifié demi-finale après gars yi xeex nag mbapat bi tas bi ñu xeexee mu tas te comme man instant boobu nekk ma mbër ma dem ba demi-finale ñu xeex mbapat bi tas waaw boobu laa njëkk a ngemu di bëre. premier mbapat nga dem ba demi-finale loolu mooy la. waaw dama demoon noonu rek pour seetaan fa. bëre bi fu mu jógee premier mbapat nga dem takk ngemb bindu 100 francs daan ñëpp dem ba demi-finale bëre boobu fu mu jógee foo ko jëlewul bëre boobu mi ngi woon ci yow. waaw xam nga Fass nii moom bu dee dëgg rek te yàlla tax Fass boo génnee fii gars yi toog nii koo si alseur pour mu bëre mën naa bëre. ñëpp a mën a bëre et sunu grand yi ñoo ñu dàq bëre tamit waaw ñun. grand yi ñooy ñan ak ñan. grand yi coog suñu grand yi comme ay Sidi Mbaye sama mag Pabi Joola Pape Jara ay Ibou Fass Mor Silla bu ginnaaw raay maanaam grand Fass yooyu ñooñu dàq bëre ñu. Ama Ndaw moom sa morom la. non Ama Ndaw sama morom la kooku booy la kooku moom booy bu ndaw la kooku yebu. kooku sama booy la sama fils la garaaw. Ama Ndaw nga naan sa fils la. sama fils la waaw am yaa moom loolu am jëlal loolu mais wax naa ko booy y avait benn période boo xam ne waaye mbapat dafay amoon doole surtout sa koñ bi nii dafay am ay champion yoo xam ne dañu toj mbapat yi léegi yaa ngi tudd un gars comme Ousou Bane dafa toj mbapat yi dafa def lu ne ci mbapat ndeysaan un jour maa ngi ko seetaan mu toog ci wetu nees gars yi interrogé ko mu ne dañ def lu ne ci mbapat ma ne ku xamul na ma laaj dans ma tête je me suis dit Ousou Bane ku ko xamul man na ma laaj mais y a aussi tudd nga fi léegi Amadou Camara c'était le roi des mbapat Amadou Camara c'était le roi des mbapat benn instant ñàkk na couronne bi digganteem ak Baara jëlaat ko ñàkkaan na couronne bi digganteem ak Ousmane Magadan jëlaat ko parce que Baara daan na ko mu daanat Baara Ousmane Magadan daan na ko mu daanat Ousmane Magadan su ma jumul Momar moo ko fi daal Momar Tall bu benn braak moo ko fi daan jotul fayu mais Amadou Camara c'était le roi des mbapat def lu na ci làmb man personnellement ku ma ne woon ñooñu du ñu lekk ay millions ci làmb ma weddi yaa ngi may dégg yow nee naa la sa mbapat wax naa ko booy nee naa leen Solion bu daan bëri fii mbapat day mel ni combat arène tellement que day fees dell mbapat yi da daan fees dell daan nekk ay combat choc am na ci combat boo ñàkk seen diggante ak ab Dakar terrain central bu yëmbal mbapat bi fees dell on se dit quoi Lamine Mbaye mooy bëree Solion mooy bëree ak ab Dakar ñi jóge fële yow sa koñ dèjà li nga yóbbu dèjà c'est pas possible Abdou li muy jëlee ko ñoom c'est pas possible mais ku dëkk Thiaroye Pikine Guédiawaye Boune yëmbal ku dégg diw ak diw ñooy bëre da ngay déplacé wu ñëw bëgg a xam am résultat parce que boobu ay filmé amul genre yooyu noonu da ngay ñëw rek fekkee yaa ngi may dégg mu nekkoon loo xam ne mbër est-ce que coow li nga amoon mbapat est-ce que pénalisé wu la yow maanaam bayre ji la toppoon dèjà nga teel a am tur est-ce que loolu pénalisé wu la. waaw xam nga làmb moom comme li ma la wax rek boo ci nekkee defoo li nga war a def fula ak fayda def sa bopp mbër bu ndaw sa làmb day teel a yàqu mbër bu ndaw da nga xam ne mbër bu ndaw nga man nag su ma waxee dëgg rek te yàlla tax mbër yi ma daan man ñoo ma ëpp ba damay ànd ak nit sax mu ne ma saa est-ce que mën nga daan kii man ñi nga xam man maa leen daan bapat ñoom ñoo ma doon ëpp ci koy bandi aussi daan jiital sa fit ci lépp ñu ay booy Fass Mbao la waaw ñoo ma doon ëpp mën naa ñëw nag waaxu la daan la jël bu gaaw bëgg toujours combat tey nga dee waaw buñ ne diw moo fi mën nga ne nañ ma ko jox waaw léegi nag man loolu laa mës a bëgg suma àdduna bi diw moo fi mën nga ne jox leen ma ko waaw noonu laa doon bëree mbapat nag bon ñi ma bëreel ñëpp sax dañ ma doon njëkk a bëree mais
man loolu moo ma si neexoon ma ñëw sumeeku nga nekk ponkal après moo may neex pour ma gën a mën a firi si biir géew boo tuutee boo gisee yaa ngi may wax Abdou Dakar léegi sama copain yenn saa yi ndeysaan dañuy déggante. moom daa tukki sàqi na moom tamit. ancien gloire la. ancien gloire la comme man moom bi may daan dama ko ëpp taxawaay léegi loolu moo ma gënoon a sonal sax si combat boobu fekk maa ngi dem écrit. arène bi sa poulain moo ko freiné sang bu Malika mi nekkoon fi école Les Tigres moom moo ko njëkk a moo ko freiné au stade Amadou Barry. sang waaw moo ko freiné. sang moo ko freiné ñun moom amuñu woon problème mu bëre wax dëgg yàlla ndax si mbapat tey bu fekkee limoo kenn ko daan nga lim ne 72 heures Mbaye Gueye finaalu naa ko rek te 72 heures Mbaye Gueye nekk mbapat boo xam ne Balla Gaye Modou Lo Sa Thiès Boy Niang ñëpp nañ fi Lac Rose ñëpp bëre ñàkk jariñu waaw ñooñu fu ñu jaar bëre fa soo fa bëree ba finaalu fa Zarko bëri na fi mooy làmb ji tawoon ba yàqu mook Ama Ndaw nag ñoo waroon tase waaw mook Ama Ndaw ñoo waroon tase yàlla dimbali ko nag ba làmb ji yàqu mais bu làmb ji yàqul woon Zarko waxam ju bari ji muy wax si média bi yëpp boobaa dootul wax. ko waxam daa bari mais Zarko day jëf lu bari. non Zarko day jëf lu bari. non Zarko wax rek la man non moom wax dëgg yàlla nag ñoo ngi seetaan làmb ji Zarko gisuñu ay combat am yu bari gisuñu ay victoire am yu bari. wax nag mën na ko nekk ci média bi wax ci mbër bi wax ci mbër be Zarko daal moom wax dëgg yàlla xam nga làmb léegi sax du Zarko kese làmb léegi ñi dàq a wax ñoo gën a feeñ ñoo gën a siiw. nit mën na wax ba toll au plus haut niveau ba bëre daan moo la yóbbu au plus haut niveau mais léegi Ama Ndaw léegi la moo ko teree wax nag moom c'est que moom def na fi lu ne weñ Ama Ndaw ñaata defet la am benn xaw ma ñaar. benn defet kese la am defet mennum kii moo ko daan Ndiaga Sarr doomu père Mor Fadam Zal kese moo ko daan Zal fils de Mor Fadam kese moo mës a daan Ama Ndaw waa léegi benn defet boobu noonu nan la ko mën a suulee kon moom tamit te moo wax ko. waaw xam nga nag am na ñoo xam ne yaroowuñu wax baaxoowuñu wax mënuñu ko sax Tigre bu Somone ñaata victoire la am. victoire yu am solo. kooku ay jël yu garaaw. am na presque 14 xaw ma 15 victoire 2 défaites xaw ma te déggoo sax muy bëre ndax du wax xam nga làmb ji léegi ñi dàq comédie dàq wax dàq kii presque ñoom ñooy gën a feeñ loolu nag moo xaw a sonal làmb tuuti mais mbër yi dëgg-dëgg yenn saa ñu ne la kii mbër diw la bëri na 10 combats benn défaite la am te ba léegi bëre waatul dina am mbooloo dina am lépp mais ki ñeme jàkkaarlu caméra yi di wax kooku souvent moom mooy ëpp visibilité parce que sénégalais yi loolu lañ bëgg. yaa ngi fàttaliku combat Ama Ndaw ak Balla Gaye Junior bu école Balla Gaye Thier waalo digganteem ak Ama Ndaw yaa ngi koy fàttali. bu baax a baax bu baax. boobu Thier dafa toj mbapati toj mortal mi ma lay wax léegi mi daanoon Amadou Camara moo Thier waalo Balla Gaye Junior bu école Balla Gaye dañu daje final. tournoi 72 heures Thiaroye Alaaji Mbeex moo ko tëggoon dem ba final moo ko Momar ñu daje Momar bëree Thier daan ko jël bu rëy boobu mu ngi jaxase mbapati Balla Gaye Junior bu école Balla Gaye mën a bëree lool su ma juumul premier combat am arène la dajeeg Ama Ndaw dans ma tête si Ama Ndaw tey mu dee oh Thier la dajel non waa ji amul sens ba sa waay jongle ko non Thier boobu est-ce que daanul jam Thier yi ba noppi boobu su ma juumul boobu daan na jam Thier yi ba noppi su ma juumul instant boobu mu daanee jam Thier yi ci lañ ko jox Ama Ndaw dans ma tête si Ama Ndaw tey mu dee waa ji du am dara booy Thier da koy jongle fii la koy teg jongle ba ci kaw booy Ama Ndaw mel ni kuy foo booy. billaay non mën na bëre te ndeysaan benn defet rek la am mais gis na ba mu gëjee bëre léegi def na 9 ans moo tax làmb nag mu ngi noonu làmb. man di fa ma laaj ñu ne ma bàyyi na bëri. non Ama Ndaw bàyyiwul bëre munta sax bàyyi bëre parce que ñi nekk ci làmb di bëre xaaj bi yëpp ñoo ko mag munta bàyyi bëre mais nag xam nga boo gisul combat kenn lijjantiwu la amoo écrit boo entraîné écrit ci àdduna bi yëpp di entraîné ci école yi gox bi ñu dëkk yow nga dëkk sa gox sa école bi nga dëkk boo fa duggee génnal après sa mbër day réer booy yi tasaaroo école de Les Tigres l'héritage de Mbaye Gueye dafa tasaaroo instant bi te c'est pas normal. dafa tasaaroo te gisoo magu Fass yi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñooy jàppale zone Fass yi ñooy kii gisuñu kenn koo xam ne jóg na ne booy kaay leen dem lijjantil leen école bi. duñu wax ne booy dañoo war a déplacer wu ñëw écurie.
bon écurie Fass dafa xaw a sori. am leen ay mag. écurie Fass dafa xaw a sori bien vrai que écurie Fass ak fii benn la ndax am na jamono joo xam ne Père Mbaye Gueye dafa daan wax daf ñu daan paasal ñuy dem man entraîné naa fa 8 mois boobu dama féete sama benn kër bàjjan toog foofu di entraîné xam nga après ma ñibbisiwaat fii mais gars yi daan nañ paas di dem chaque mercredi semaine bi 2 fois di dem mais dafa xaw a sori mais le fait que nga am école sa biir koñ war fa mën a entraîner mbër yëpp di entraîner seen biir koñ seen biir école bi nekk seen koñ te yàqalu leen dara sa école ñu génnee la si ne la mënoo fi entraîner parce que dañoo tere école yi nii na mais terewuñu école yi. loo ci gis finalement loo ci gis sàng jóge na fi dellu na Kër Massar jaade Modou Mbaye Sarak jóge na fi dem école di Bosco Sow ah voilà kon xam nga loolu déjà école héritage bi mi ngi tasaaroo mi ngi tas te loolu warul mën a demee noonu keroog xaw ma ban booy laa fi jël si xaw ma Modou Mbaye la xaw ma Petit Tigre la nee na ma école bi dañ leen ko war a jox boo yëpp mën a rassembler waat dundalaat école de les Tigres di daje di contact chaque jour di entraîner ensemble. école bi dès demain wala après demain amatul ñaan dañuy dem dugg far force entraîner comprendre nga bind nañ wax nañ léegi nag dañuy dem dugg far force entraîner ba doyal ñibbi après luñ ci jëlee baax na du mujj fenn nag parce que tamit nag day kenn xamatul lan lay nuru si dëkk bi lañ dëkk élèves yi bu ñu wàccee 17 heures dem ñibbi ñun war nañ mën a dugg entraîner 2 heures de temps yàqalul kenn dara mais léegi nag dañoo sonn léegi lañuy obligé dem dugg bu ñu duggee nag entraîner du mujj fenn parce que dëkk bi dañ fee am wàll yaa ngi dégg nekk doomu dëkk bi suñu yaay nekk fi suñu papa nekk fi amuñu benn problème ak kenn mais nag buñ ñu jàppalewul après ñu réagir. di représenter Fass ba. di représenter Fass. parce que sama classe gi dañuy yoole man tey benn Boy Maar buy bëri dama naan Boy Maar fils de Ibrahima Mbaye Fass Mbao la jógee bu dee Karbala dama naan Fass Mbao la jógee kon déjà drapeau Fass Mbao mi ngi ca kaw mbër bi bu daana dañ naan booy Fass Mbao bi daan na kon ñooñu drapeau Fass Mbao la ñuy njëkkati ca kaw pour lan léegi ñu war a fi ñu dëkk ñu leen fay xatal pour lan. ma doo comprendre sax doo comprendre lan moo waral dëkk boo dem fekk mbër yi dugg seen école entraîné après 17 heures bu élèves yi wàccee pourquoi ñun bu ñu duggee ci école bi gars ñu ne gars yi doon fay doon man depuis avant may dem voyage léegi ça fait presque 8 ans boo xam ne gars yi duggatuñ ci biir école bi entraîné duggatuñ fa boo duggee ñu ne non waru leen fa entraîné te boo réagiré ñu ne non booy yaruwuñu dañoo réew booy nii booy naa. des fois dañ lay xañ say droit nga taxaw résister ñu ne kii dafa réew. mais école bi après 17 heures wax dëgg yàlla nag yàqalul kenn dérangé wul kenn voilà mais doo comprendre mais nag ñun dañuy dem entraîner nag. loolu moom la ñu ñëwaat waaye man jàpp sama sujet sax mbër mbapat da nga toj mbapat yi sama baat ca kaw loolu du yow yaa ko wax man maa ko wax n'est-ce pas combat soog yi yaakaar na kan la woon combat soog yi nga bëri mbapat. waaw mbapat nag man bi ma comme li ma la wax rek man yàgguma si làmb yàgguma si yàquma si Fass Mbao bu weesoo booyi nii maa mujjee dugg si làmb bi ma ñëwee après bëre tegle naa presque 3 combats xam nga mbapat fii combat nommé moo amoon waaw ma tegle presque 3 di daan après nag si lañ ma joxe xam nga Eumeu Sène junior bu écrit Alaaji Mansour Mbaye nga xam ne 130 kilos la. Sène junior bu buum. waaw Aliou Mansour Mbaye Aliou Diouf. waaw sama rakk bi naa ma ni xanaa da ngaa bëgg léegi nag commencé daanu moo tax après ma bëre ak moom daan ko kooku moom presque ay 2 secondes lañ bëri. yaa daan Aliou Diouf Eumeu Sène. waay bul yokku am na ñu ñuy seetaan kan nga daan. Eumeu Sène junior sama gars yi waa Aliou Diouf waaw. Aliou Diouf ban dafa am beneen Aliou Diouf bu ma xamul wala Aliou Diouf bu buun bi nekk école de Mansour Mbaye Eumeu Sène junior bu école de Mansour Mbaye yaa ko daan ba. waaw moom laa njëkk daan mbapat xam nga man nag ay presque gars yi ma daan nii boo doxee ba daje ñoom instant bi ay poids lourd lañ te. Aliou Diouf kay moo la ëpp ñaari yoon. waaw lourd la Jamso lourd la. Jamso mel bu bës ko saw waaw Jamso moom moo la daan. non maa ko daan. foo jaar Jamso ba daan. terrain Fass lañ bëre maa ko daan moom tamit. su ma paree léegi naa jël sama téléphone déedéet non dinaa ko woo laaj ko foo mën a jaar ba daan Jamso. non Jamso nag xam nga moom daanaan la bërikat la moom. dafa mën a bëre te dafa soxor boobu Haalpulaar la mais dafa soxor. chaque jour bu ma seetaanee combat bu ñàkkee dama koy mere parce que
li mu mën du ko nëbb xam naa ko gis wax ko maa moom sama waay la comme liñ naan joxe katu wet jël katu wet moo aay ci moom moom dafa joxe wet kuy jël wet moo aay ci moom. waaw moom dafa mënoon joxe wet léegi bi may bëreeg moom nag mu jox ma wet gi waaw jox ma wet. woon tëgg ma. waaw après ma jaar fa nag après daan ko quoi. wër ko ndoom. waaw. Jamso dafa mën a bëre de. non dëgg li ma la wax nii. sama mbokk Haalpulaar dafa mën a kon da ngaa toj mbapat. toju ma ko sax xaw naa ci kii nii rek. ku daan Eumeu Junior. déet waaye nga ne daan nga Jamso léegi nga ne ma daan nga. Lamtoor damaa daw jël tànk bi. ak mën tànk. mu ne kii xanaa dafa dof. dafa mën tànk. day mbot day ciseau. bi ma ko daanee xaw ma woon ne sax écurie Fass la nekk nag parce que Socé moo doon arbitre Socé en coach maa ngi koy nuyu sama grand bu baax la bon Lamtoor bi ma dawee ne coppet tànk bi li ma naan loo ay tànk moytul jàpp kat tànk ma daw ne coppet tànk bi si biir bëre mu ne ma kii xanaa dafa dof moom moo ma wax loolu. moom it wóolu boppam la def booy boobu. dafa mën a bëre dafa mën a bëre Lamtoor il est très fort techniquement ce boss. ma ne daw ne coppet tànk bi mu may tegleel ay dóor tànk di ma ko tegleel ay dóor tànk maa moom ñuy tourné ba ma kepp tànk ba mu baax kal ko wër ko ndomba daan ko la preuve ba ma ko daanee dañ koo bindaat dugalaat ko ci biir mbapat bi mu jël final bi. noonu la fa demee mais daan nga. waaw dama ko daan ñu dugalaat ko xam nga mbapat rek gars yi mooy loolu ñu dugalaat ko bi ma gisee mu ngemb sax ma ne kii la lay dugaat si biir kii bi ñu ne ma soose na ma non garaawul bàyyi noonu garaawul si booy la Fass la nekk ma ne ko après ma bàyyi mu seet parce que Fass benn la ak Fass Mbao bàyyi ko. mais tournoi mën nga jël tournoi jël naa ko waaw Tëngéej. ñan. waaw Tëngéej nag bi ma fay dem maa ngi fa dem jouru combat Bac Seras ak Zos benn grand pape maa ngi koy nuyu de passage bu dëkk Tëngéej moo ñëw fekk ma toog mu ne ma dafa am mbapat bu am Tëngéej dañ fa jël dama bëggoon fi dañ ma wax bu ma gisee ay mbër yu dëkk Fass Mbao naa leen woo mais boo bëggee ma yóbbal maa ngi gisali Koli sama copain mi. ngis mel. waaw ngis moo fa bëre benn spécial man ñu dugal ma si tournoi bi ma duggee si tournoi bi nag ma ñëw fekk mbër yi waaye indi seen cumukaay yëpp indi seen gàllaaj ma ñëw ut ay 5 butéel ut ay suuf bu xonq suuf bu weex sol ko def si ay xooxu buy ay xeer def si ndox yëngal ko def si ay xobu garab. def loolu. waaw ut ay morceau takk ba fees man tamit waaw léegi nag dugg seen biir ñu bëre vendredi samedi dimanche ma jël ko. 72 heures la woon VSD vendredi samedi dimanche. waaw ma jël ko. ñoo ngi tegoon drapeau ak saaku ceeb ak 50 000 ma jël ko waaye man xam nga li ma la waxoon si départ bi rek bu doon làmb dama cee teel a dugg wala bi ma si duggee noonu sax ma concentré wu di bëre ji mbappat comme di compétir kon heure bi du ma tukki mais dama si dugg noonu rek parce que Fass Mbao neex na gars yi ngi bëre ji nii naa ma topp si rythme bi dem naa nag ba si kanam ma ne lii mooy loolu moo tax bi may bëree arène affaire bi topp ma nag ba ma yóbbu supporter yoo xam ne bi ma duggee sa dama tiit. te premier combat arène nga bëri ko ak infrastructure. Mbaye Gueye Faye. Mbaye Gueye nga njëkk a bëreel Mbaye Gueye Faye bu école Jimbor yi moom nga njëkk a bëreel. moom laa bëreel te seetaan naa ko jamono yee mu def benn kii mu ne ma daan Lamine Mbaye bi nekk école de lutte Mbaye Gueye affaire yi Mbaye Gueye moo ko indi gars yi ma dóor ko benn coup faax ko mu daanu affaire yooyu. xam nga man làmb bàyyi naa ko bëri nañ mu daan moo ma daan ñëpp gis nañ ko en direct la woon télé waaw mbër boo ko daanee ba pare waxal wax ju naay se bu fa nekk naan ay maa ko dóor fàq ko mu daanu yombal comme si que da nga ko humilier te Mbaye Gueye Faye ñi seetaan ñëpp xam nañ dama koo dóor ba mu gëlëm dama koo dóor droite mu gëlëm ma xuppaat ko dóoraat ko gauche droite mu gëlëm ba muy yooru ci man sax dafa sukk ñaari omi la teg paquet sama tànk bi may daan loolu la ma daane mais jarul muy wax ay maa ko dóor fàq ko mu rëpp comme si que da nga jàpp benn sànqalañ la weñ ko mu tëdd. foofu de diggante géwél ba géwél la yoonu kenn nekku ci di seel la ngéwal seen biir la rek yow géwél nga géwél la defarte leen ko yéen a xam yéen a bokk seen géwél. nii bàyyi naa la mais billaay bu doon moom rek bu si desoon ñu jox ma avance ma jënd billet lépp dem bëri ji waat. digganteem ak kii naroon nañ ko fay taxawal digganteem Mamour doomu Fass. Mamour ko mën.
far rek da ngaa far da sa poulain nga yor rek di genre sama poulain moo mën mais Mbaye Dieye Faye mayewul aalewul. yàlla xam na ne Mamour a mën ñetti Mbaye Dieye Faye bu dee làmb rek bu dee dëgg rek la yàlla bëgg Mbaye Dieye Faye ba ma ko fi bàyyee ba léegi muy bëre 8 ans ak léegi puusul paasul seetaan naa ko ñu dóor ko mu daanu Mamour yaa ngi gis muy teg la ay victoire yu dul jógee ci défaite boobu nag digganteem ak Gris Junior bu école Cheikh Mbaba ba mu jógee ci défaite boobu ci lañ wax digganteem ak Mamour. non Mamour a ko mën parce que tamit Mamour mënu fi nekk di bëre di daan rek Mbaye Dieye Faye di fecc tànn béer yeeg ngénte yeeg yooyu Mamour di bëre ak moom Mamour buy bëre instant bi xanaa kay day bëre ak ay Mor Kank